xanaa di nuyu sunu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi yeewoo fee ci diwaanu Fass Barigo ak gox yi fasanti ko te seq ko xanaa di am mbégte ak contentement ci sunu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo saxoo ak safoo di seetaan seen télé bii di Fass Barigo TV. Fass Barigo TV tey boo dikk ak yéen ci ndaje mu am solo mu amoon fee ci commune bu Fass Barigo kee di son excellence monsieur Mandiaye Kébé di maire bu Fass Barigo ak ay ndawam ñoo fa doon jàmmarloo ak waa Fass Barigo ci ay dons de fourniture yu am solo monsieur Mandiaye Kébé nag moo doon dimbali parents d'élèves yi nga xam ni seen doom ñi ngi ci l'école bi ci ay fourniture maanaam ci ay cahier ki livre yoo xam ne ndongo yi daas na ko mën a yóbbu ci école ba. gannaaw si loolu nag monsieur Mandiaye Kébé séddale na ko ci ay daara fu ci mel na ci école élémentaire ba ci mel na ci école EFA ba franco arabe case des tout petits ak école Makhtar Diop ak école arabe ba nga xam ne moo fa nekk tamit yóbbu na ko ca daara yi Mandiaye Kébé yóbbu ko ca daara yi Modou Kane kon monsieur Mandiaye Kébé mi nga xam ne muy maire Fass Barigo moo dimbalee loolu waa Fass Barigo. gannaaw ba monsieur Mandiaye Kébé ki nga xam ne mooy maire Fass Barigo amaloon jëf ju rafet jooju ca biir Fass Barigo te parents d'élèves yëpp waajuru ndongo yi di ko ci sant bu baax a baax waaye seen télé bii di Fass Barigo TV taataan na ay kaddu yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci ñi nga xam ne ñoo fa nekkal waajuru ndongo yi ñi nga xam ne ñoo fa nekkal ndongo yi ci diwaanu Fass Barigo ku ci mel ne ki jiite école EFA maanaam franco arabe ay kaddoom ñu taataan ko fii seen télé Fass Barigo TV ñu ànd ak sunu résultat dem seetaan élément bi te ñëw. donc asalaamaaleykum. maa ngi nuyu waa salle bi ñëpp. donc tey ñu ngi ci salle bi di recevoir les fournitures venant de la mairie. donc comme ni ñu ko daan defee chaque année di wax alhamdulilah rabbil alamin fekke woon nañ ko daaw ren bii fekke waat ko ren. sant yàlla bu baax a baax man nag daanaka li ma waxoon daaw laay waxaat parce que def naa école yu bare mais dotation bu toll nii mosuma ko gis te à chaque fois la mairie dañuy jox fourniture de qualité et de quantité. donc vraiment ñu ngi remercier monsieur le maire ci jàppale bi muy jàppale xale yi parce que ñëpp xam nañ ni moment bi jënd fourniture day jafe mais à chaque fois bu fourniture yi ñëwee bu ñu séddalee ba pare benn parent dootu jënd fourniture donc nag loolu dañ ko ci remercier bu baax a baax en tout cas comme ni ko ministre bi bëggee président bëggee ko ubbi tey jàng tey monsieur le maire moom taxaw na foofu parce que chaque année fourniture yi dañ koy jot avant ñuy tijji donc cela veut dire que ñun le 12 te dañ commencé suñu cours parce que li ñu waroon a am lépp am nañ di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal moo xam ni mu bëgg yàlla na ko yàlla jàppale di ñaanal municipalité bi di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi contribuer pour le développement de l'éducation donc ñu ngi koy remercier bu baax a baax. gannaaw ba ñu teewloo kàddu yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci directeur EFA ba tey seen télé Fass Barigo TV day àndaat ak yéen ci biir ndaje bi ñu taataan kàddu yi nga xam ne moom lañ jëlee ci ki nga xam ne mooy directeur élémentaire bu école bu Fass Barigo ñu ànd ak suñu résultat xooli élément bi te dem te ñëw. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu fi teew bon man la en tant que représentant directeur école élémentaire Fass gën nga xam ne Ibrahima Bayla Diack
di jàngale en même temps ci école bi dañu teew fii à la salle de délibération bu mairie de Fass pour recevoir ay kits ak dotation fourniture scolaire mu nekk loo xamante ni luy suqali sunu jàng doom la parce que école bi wala jànguwaay bi suñuy doom suñuy rakk ak jarbaat ñoo fa nekk te doon na ndimbal loo xamante ni ñeel na leen pour ñu mën a jàng bu baax préparer seeni examen ak yeneen yu suy topp lii nag doon lu ñuy rafetlu bu baax parce que donte ni action bi am na jëlee ko ci kaw maanaam ci jiitu réew ba fii parce que mu doon loo xamante ne ay compétences décentralisées la dañ ko wàccee ci communes yeeg yëpp voté leen ay budget du ko jox leen moyens yi war pour ñu liggéey ci seen gox kon lii nii buñ ko gisee dañ naan jaraw lakk jaaraama parce que mënoon na dugg feneen waaye comme ñëw na te mu doon loo xam ne lu ñeel askan bi la te ñoom ñëpp ñu bokk ci am ci cër donc ñu ngi rafetlu loolu bu baax di leen jaajëfal xam naa wax bi du gudd wante pour wax gërëm ak sant gën a ñaax dolli parce que Fass daw na waaye mën nañ ko gën a laabale mu gën a dem parce que lépp pour suñu développement communauté la suñu développement dëkk la te loolu la ñuy ñaan yàlla et puis lii baax na ci luy dimbale jeunesse bi luy dimbale maanaam ndaw ñi pour ñu mën a xam parce que benn waaye da koy wax mu ne xam maanaam avenir réew mu ngi reposer ci jeunesse bi waaye nag nekkul ne n'importe quelle jeunesse lay wax mooy jeunesse bu jàng bu instruire bu xam boppam bëgg lu baax bëgg a jëriñ réewam parce que doo ne man jëriñu naa xam naa ba pare te du ma transférer samay compétence te école loolu la école dañuy wax compétence transférée la li nga xam danga ko war a xamale ci biti itam te loolu bokk na ci œuvre ci lii nii bokk na ci lu ñuy œuvre muy jëmaat ci sunu dëkk te loolu noonu lu baax la luy tàggat xale yi la ci seen cursus scolaire ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñi fi teew ñëpp di jaajëfal itam municipalité bi di jaajëfal maire dalee ci kaw ba ci suuf mënuñu lim waaye li yëpp daal am na fu mu commencé ci liggéey boo xam ne ñëpp jàpp nañ ci te ñoo ñëpp ñu ngi leen ciy gërëm ñu ngi leen di sant xam naa wax du bëri incha allah merci beaucoup. ñu ngi nuyu ñëpp donc ñëwoon ci réception ak distribution yi ñuy joxe prix kii fourniture scolaire yi donc vraiment municipalité bi di ko def à sa tête le maire honorable député Mandiaye Kébé donc ak ñi mu ko àndal yëpp donc comme ni ngeen ko gisee nii ay saaga ngi ci ay biga ngi ci ay ardoise ay kaye ñu ngi fi donc ba ci jàngalekat yi yaakaar naa ne am nañ seen wàll donc seen fiche yi ñuy préparer leçon yooyu yëpp mu ngi fi kon di dolli sant équipe bi yëpp donc di ñaanal ñëpp bu déwénee wala déwén yi ñëw yëpp mu gën a bëri ba nga xam ne parents yi du ñu sonn daal. gannaaw bu yoon jeexul waaxisul du jeex ak fépp fu ngeen mënta toll ci ndaje mi rek yéen a ngi ci ànd ak seen télé bii di Fass Barigo TV di télé askan wi nga xam ni votre fidélité est notre fierté kon ma ànd ak sama caméraman Leuz Média ñu dem rési seetaan élément bi nga xam ni moo bàyyeekoo ci ki nga xam ni moo teewal waajuru ndongo yi muy président parents d'élèves yi ñu teewlu ay kàddoom dem te ñëw. maa ngi nuyu di leen ziare di leen jégalu di leen jégal man nag maa fi teewal parents d'élèves yi man nag maay président APE bu FA Fass lii du ren lañ nga fi jëkk a def waaye ren lañ jëkk a def lii médiatisé ko nii ren la mas a am at mën na nag nii la daan demee maam raw ko kon nag loo gis lu ne rek ba ñu bokk ci benn lay commencé nañ ko tey nii noonu lay continuer incha allah ñu ngi gërëm monsieur le maire bi def lii gërëm commune bi yëpp gërëm ñu nekk ci mairie bi ñu ngi liggéey bu baax lii wax dëgg yàlla koo gis wax dëgg yàlla sa xol war naa sedd ndax am na élèves yu bari yoo xam ne seen baay dañoo mel na man bu école ubbee bala ñoo jënd biig wala ñoo jënd kay fu ne dañu fa daw jëm waaye bu sa kay sa doom demee école yóbbu xottu saak ñu defal ko ci ba mu fees boo ñëwee sant rek nga war a def te sant ngay def incha allah kon nag ñu ngi gërëm commune bi yëpp ndax dotation bi dégg ngeen directeur li mu wax nee na école yi mu dem yëpp gis waru nañ ni kon nag ñun bu ñu ko amee grâce à monsieur le maire Mandiaye Kébé moo ko def nañ ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla feex aw fanam wéral ko musal ko mosal ko yàlla na ko yàlla def asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum maa ngi nuyu kenn ku nekk sa tur ak sant
man Maram Diagne trésorier CG bu élémentaire de Fass représentante pour donner présidente Sodakan di sant di gërëm rek di ñaan ni lii yàlla na jëm kanam ndax fi ne ni avancement la ndaxte élèves suy jàng te amul fourniture moom njàngam lu def te dana jàppale it parents yi ñuy gërëm na di ko dalee monsieur le maire ak équipe am jëm ànd yëpp di liggéey di ñaan rek mu jëm kanam ndaxte fi mu toll nii élève moom buy jàng te amul fourniture njàngam du dem te parents yi it fi mu toll nii am na ñoo xam ne amuñu ñàkk ñu sax luñu jëndee mais bala ñu ko jënd daal ay difficulté am na ci am na ñoo am na ay difficulté man nag damaa mënewul wax waaye daal ñu ngi sant di gërëm di ñaanal ñëpp yal na yàlla may wér ak wér guddi fan gànnu mu wér fekke maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen ñaanal yàlla ni ñu ko fekkee ren yal nañ ko fekkee waat déwén yu baree bari buñ ko fekkee itam yal nañ ko tal lii nag moom wax dëgg yàlla ñëpp kontaan nañ ci ku fi ñëw kontaan nga ku ko gis kontaan nga ku seetaan télé bi danga kontaan ndax wax dëgg yàlla ci xale yi rek la jëm ca jëm na ci xale yi waaye ci paa yi la jëm ndax kilifa yi nga xam ne ñoo war a lijjanti seeni doom yombalal na leen ko bu baax a baax wax dëgg yàlla nag Mandiaye Kébé moom monsieur le maire lii bettul kenn ku ne xam na ne moom ku yëkkati sa alal di joxe ci aw askan soo demee ba am foo war a taxaw ba mën leen a gën a yokk a dimbale ku ne xam na ne dimbali moom day jëm kanam ci kàttanu yàlla ak yàlla ñun kay ñi ngi koy ñaanal rek mu yàgg fi te wér moo ak ñim àndal ñépp nag di liggéey mboolem kum àndal di liggéey ci dëkk bi ak waa commune bi yépp ñi ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla may leen ñu gudd fan may leen wér njariñi njaboot yet yal nañ ko fekke ba yal nañ ci fekke lu baree bari xale yi tax ñu jóg itam yal na yàlla barkeel li ñuy def ndax barkeel ci la lépp nekk yal na yàlla barkeel ñépp ci barke Seydina Mohamed ñu dund ak jàmm ba teewewaat déwén yoo xam ne bii liñ fi joxewaat sax day ëpp lii ñu joxe woon tey ñoo ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di leen gërëm salaam. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah waaw ñu leen di nuyu bu baax di leen sant di leen ñaanal bu baax yàlla xanaa li gaa ñi wax rek loolu la ñuy wax kontaan bu baax rek ndax lii moom am na solo ba nga xam ne moom parents yëpp buñ ko seeraanee da nga xam ne lii am na solo di sant maire rek ak ñi mu àndal di liggéey yëpp daal yàlla na yàlla defal leen jàmm te mu gën a yokk rek ci barke Yonent bi waaw dañoo mënewul ndox nag nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm jërëjëf. asalaamaaleykum mbooloo mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal yàlla ak di rafetluwaat tamit lii encore une fois fourniture yi ñëw na li jàngalekat yi daan kaas na teel a ñëw tey ñëw na à temps yaakaar naa ni xaw ma lu leen di taaral waaye du doon fourniture amoon naa benn collègue sax bu doon wax naan fourniture yi doyul woon daaw mais yaakaar naa ne ren moom dutu wax dara parce que gis naa ko sànq léegi mu ngi reetaan rek lii daal dafa am solo aussi médiatiser ko nii sax moo ëpp solo parce que am na ci ñoo xamante ne ña nga toog ci dëkk ba te lu nekk la ñuy wax mais buñ ko gisee nii ñëpp jàkkaarloog moom lu ni fang kenn du ko jeex jàmbaar la trop mais nañ koy médiatiser li muy def nit ñi di ci am di ci teg bët dina tax ku daan wax du doo wax ci kàttanu yàlla gërëm naa leen yéen ñëpp vraiment ñu ngi gërëm monsieur le maire parce que tamit da nga nekkul nit mais lii moom rafet na trop macha allah fourniture yi man bi ma duggee salle bi sax damaa xaw a tiit parce que lii moom mosoo gis vraiment kontaan nañ bu baax a baax kontaan nañ bu baax di ko ñaanal yàlla dolli ko bu baax ak wér mu gën a man li muy def ci kàttanu yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam kontaan nañ daal kontaan nañ yàlla dolli ko lépp rek. gannaaw ba ñu àndee teewlu kàddu yi nga xam ne moo sëmbartalu ci biir ndaje moomu noonu nga xam ne moom la monsieur le maire ak ay gaayam amaloon fee ca diwaanu Fass Barigo ñi nga xam ne ñooy waajuru ndongo yi di parents d'élèves ñoo am mbégte ak contentement di gërëm kii nga xam ne mooy son excellence monsieur le maire monsieur Mandiaye Kébé di ko ñaanal mu yàgg jiite liggéey bi te yàgg koo ànd ak yéen jotaay ba nag wuute woon na fa waaye ma nga fa woon ndax am na ay ndaw yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam ñi nga xam ne defar Fass Barigo rek moo leen tax a jóg li nga xam ne dugal Fass Barigo rek moo leen tax a jóg ñu teewlu kenn ci ki nga xam ne moom moo ko fa teewaloon ay kàddoom te dem dañoo. pour jeexal ñu ngi leen di nuyu di leen sant maanaam tey dañoo dajewoon fii ci mairie Fass salle de réunion bi pour livrer dotation bi nga xam ne moom la ñuy doté école yi at mu jot depuis bi ñu fi nekkee dafa am benn slogan bu ñu doon def ubbi tey jàng tey mais mairie Fass ak seen maire ñoom. joxe fourniture 10 jours avant ñuy ubbi lañ mooy seen slogan 10 jours fourniture avant ouverture loolu mooy suñu slogan ñun at mu jot daañu joxe fourniture fukki fan
ñu doog a ubbi comme ça parents d'élèves bu ne xam ne ñun jënd loolu buñ def kenn dara loolu la maire Fass di def di ci dolli aussi su jëndalee école bi nga xam ne moom la ñu faral di wax français ba pare dana am lu mu dompal ci doolee boppam arabe yi ak daara yi donte du compétence transféré buñ transféré commune bi waaye dañ koy dompal ndax dañ ne ab xaaraankat kat xaw ma bëtam ñu ko waaye kii moom at mu jot da koy def moom lañ doon joxe fii tey ñii wër nii conseil municipal bi ñi chargé finance ñi chargé décentralisation passation de marché ñun ñuy taxaw social baa nga ne lay ndaw see taxaw mooy social ci commune bi kon nag conseil yëpp secrétaire municipal baa ngi ñuy taxaw léegi bu ñu ko dotee ba noppi nag moo tax ñu lancé waxtaan wi ñun buñ fekkente ne conseil municipal bi pare na fële ñu jël nag parents d'élèves parce que conseil municipal bi ay parents d'élèves bi kon nag ñu ngi sant monsieur le maire di ko gërëm parce que bi ñu fi nekkee ba léegi yaakaar naa ni bañ nañ ba saak sax loolu ñu bala saak yi saak sax parents d'élèves bi ko jënd yaakaar naa nag yombu ci fourniture saak yaa ngi nii ca loolu lañu borom réew mi sant moom lañ bëgg di ko def at mu jot moo tax nag bi nga xam ne bi ñu ngi joxe tey ñu joxe ko ci heure tey bii joxe ko ci waxtu ñu ko doon joxe représentant directeur école yaa ngi nii taxaw APA yi ñu ngi nii taxaw kon nag amul kenn koo xam ne bii jël nga fi loo warul la mën a jël mbaa nga wax fi loo warul la mën a wax loolu daal laa doon wax ci turu monsieur le maire di ko sant di ko gërëm dafa empêché ni kon mooy taxaw fi waxal boppam parce que ren moom dañ ko naroon a dañ ko dafa comme ñu fii moom wax dëgg yàlla mu jot ñu def ko mu rafet dëkk bépp di ko wax buñ sëyee moom day taxawal fii tey waaye Fass ñoom dañoo am li ci ëpp moom dafa xaw a ragal média ba ëpp. gannaaw ba ñu teewloo kàddu yi nga xamante ne si bii moo bàyyi ko ci ñi nga xam ne ñoo nekk biir Fass Barigo mbégte mu rëy moo soxee ko fee ca Fass Barigo ci l'élèves yi ak parents d'élèves yi nga xam ne ñoo fa teewaloon te seen doom nekk ci biir école yi xanaa di gërëm bu baax a baax sunu mbokk réalisateurs yi di ñu gërëm it sunu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo saxoo ak safoo di teetaan télé bii di Fass Barigo TV di gërëm bu baax a baax sama caméraman Leuz Média ak sama réalisateur Ibrahima Diouf di leen dox dig daje xam naa ba beneen yoon yàlla na jàmm yàgg yàlla na jàmm sax biir Fass Barigo